yëpp 80% suñu effectif scolaire bi littéraire lañu njàngum tubaab làkk tubaab dem université looy def sociologie droit anglais langue yi et cetera baax na de waaye warul doon li ëpp suñu njàng parce que réew bu dee réew bu sous-développé matière scientifique yi la war a gën a farataal. ñaareel bi mooy war nañoo farataal nu ñuy def ba di jàngal ci suñuy kàllaama parce que soo demee Corée en coréen la ñuy alphabétiser xale bi boo demee Chine en chinois lañ koy alphabétiser boo demee Allemagne en allemand la boo demee France en français la boo demee Turquie en turc la boo demee Arabie Saoudite en arabe la. Afrique rek ngay gis ñu jël xale bu am 5 ans ne forcé nag ñu alphabétiser ko ci làkku keneen temps bi muy jël pour comprendre làkk koom ba mën cee compter mën cee bind ñooñu seeni doom ña ngay mathématique. kon facteur humain jàngale former mais fexe ba yee nit ñi fexe ba nit ñi comprendre parce que ki ñuy jël di ko jox 5000 ne ko woteel ma dafa yeewul rek moo tax ak noo ko mere waaye bu yeewu woon mi ngi xam ni ma ngay tayle avenir u doomam ndax mu ngay jox pouvoir ku ko yelloowul ku amul xam-xam bi ku loxo yi setul ku jiitalul intérêt askan bi nga war koo jox juróomi at mu toog moom di gundaandaat kon yee nit ñi dafa am solo. ñaareel bi toujours ci suñu programme ba léegi citoyenneté bi mooy nit ki boo ko yeewee ba mu yeewu kooku nga mun a dugal ci ay programme yoo xam ne dafa laaj citoyen mooy koo xam ne balaa muy xalaat man lan laa war a jëlee ci mbir mi li muy njëkk a xalaat mooy lan la ci askan wi di jëlee lan la ci commune bi di jëlee lan la ci état bi di jëlee loolu mooy citoyen. loolu wute na torop ak li ñu xam tey mooy sénégalais lu ci ëpp lu mu amul gisul njëriñam tout de suite rek pareegul pour def ko parewul sacrifié pour l'intérêt général. am na ay baat yoo xam ne da koy tekki te muy baat yoo xam ne yu négatif la njëriñ loo fekkee saako bu deful dara du taxaw lekkati neen naxul béy war nañoo dépasser foofu te bokk na ci ay éléments yu am solo suñu programme mooy former jeunes yi ñu jël te ñun politique noonu lañ ko defee ndax ñetti at ci gannaaw lancé nañ fi vacances agricoles citoyennes lancé fi don de sang ne ndaw yi ñetti weer yu ne dem leen maye deret parce que day sauver ay bakkan jël xale yépp yóbbu leen ci tool yi ne leen na ngeen bay si xam lan mooy coono xam lan mooy ñaq mais jëriñoo ci loolu ngeen di ñaq jël nañ fi ay xale yoo xam ne mosuñoo génn Dakar xamuñu sax luy tool yóbbu leen ci àll bi ñu bay ca la ñu jóge ba léegi nee nañu at wu ne dañuy dem bay yi ñoom seen bopp noonu lañ ko bëgg a defee fii ba am na loo xam ne la jeunesse les femmes ñépp suñu nee nañu fexe ba am weer wu nekk benn journée boo xam ne ñëpp dañuy génn ñu setal suñu dëkk loolu duñ ci xaar kenn bu ñu nee bëgg nañu lancer des programmes agricoles ñun de commune bi ñoo war a góorgóorlu ba am di matériel agricole am ay engins am semence ak yooyu waxtaan ak communes yi ñu wër dans le cadre de l'intercommunalité pour ñu am suuf suñu bayee parce que néew na ci fii Ziguinchor mais loolu bu dajee la ñuy xaar mooy jeunes yi jigéen ñi ak yooyu ñu wàññi tuuti nawetaan bi wàññi tuuti pecc mi ak yooyu ñu ne nañu dem bayi parce que bëgg nañ li ñuy produire fii en une année ñu multiplier ko par 2 loolu nag citoyen moo ko mën a def moo tax tabax citoyen boobu moo jiitu lépp tabax citoyen boobu ba léegi nit ki gannaaw bi nga ko formé gannaaw bi nga ko yeewee li biram su lay naan taal xel yi ñetteel bi mooy nga fexe ba nit ki bu soxlee boppam mën cee jot soxla boppam boobu nag paj mi ci la bokk nit ku wér ngay liggéeylo mais nit koo xam ne wérut wala bu jàmbatee siburu wala mu jàmbat bëñ bu métti wala mu jàmbat leneen am na jafe-jafe pour dem faju ji kooku am na loo xam ne mënoo ko jëlee ci moom day jafe kon foofu la santé dugg yëpp mu wax nag ku dugg ci programme bi defe naa joxoon naa ko la presse ñu liir ko boo ko liiree gis nga ni bu nekk dañoo def diagnostic ci lan mooy situation Ziguinchor muy situation bu doy waar ci wàllu
njàng mi école yi matut waaye situation bu ñu nekk ndax abri provisoire am na ba léegi Ziguinchor abri provisoire mooy ay xale yoo xam ne li ñuy fi ñu nekk di jàng daanaka ngelaw bu fort sax mun na ko daaneel loolu am na ba léegi Ziguinchor waxumal nag ci biir ci àll ba ci région boo xam ne ñëpp xam ne ni taw bi daf fee bëri am fi doole kon loolu musiba la école yu bëri clôture sax amuñu ko école bu amul clôture xale yi ñu ngi en danger Samba Boy bu jógee fa la ñëw dugg bàyyi ma bu jógee fa la ñëw dugg école yu bëri toilette sax amuñu ko xale yi bu ñu soxlee seen bopp dañuy génn dem ci kër yi wër école yi pour mun a jot seen bopp def nañ ci diagnostic boo xam ne xóot na lool sori na lool ñu wax ko daal di nag doog a proposer suñuy solution xam naa ci laaj yi bu journaliste yi ñëwee dinañ ci dugg mbirum paj tam wax nañ ci lu bëri situation paju Ziguinchor doy na waar ndax la ñu yor ci hôpitaux néew na ñaari hôpitaux yi ñu yor fii hôpitaux régionaux la mooy ñetti département yi ñoo ko bokk waaye mun naa ne nit day jóge ba Kolda pour ñëw faju ci Ziguinchor nit day jóge ba gën a Guinée-Bissau ñëw faju ci Ziguinchor kon hôpitaux yi c'est des hôpitaux même internationaux soo seetee li ñuy wax norme OMS nga xam ne dañu ne benn hôpital pour 100 000 habitants tey boo ñëwee Ziguinchor mun nañ ne benn hôpital pour plus de 300 000 habitants la conditions yi noo fay fajoo normalement waaye li gën a garaaw mooy état bi hôpitaux yi nekk tey ku bëgg a def scanner Ziguinchor di nga sonn de foo nga jël rendez-vous di xaar lu yàgg ci diggante bi lu ne mun na ci xaj parce que wér-gu-yaram mooy loo xam ne amul xaar nit dina toll fenn ci jàngoro chaque heure compte waxuma laa nag ay jours waxuma laa ay mois ak yeneen yoo xam ne problème la fii ci wàllum paj bi poste de santé yi doyul centre de santé yi doyul su ñu nee benn centre de santé moo am Ziguinchor xam nga ni problème am na kon situation sanitaire bi doy na waar loolu it am na ay propositions yu bëri yoo xam ne wax nañ ko ci programme bi loolu mooy la woon objectif bu njëkk bi muy citoyenneté active et agissante ñaareel bi mooy cadre de vie xam nga cadre de vie ñun dañuy xeeb loolu dañ koy sàggane jàpp nañ ne mbirum tubaab la mais dëkkuwaay du kër gi nga dëkk dong kër gi nga dëkk la waaye li la wër la tamit mais da ngay wër Ziguinchor ba Ziguinchor daj jardin public doo ko gis Ziguinchor jardin public foo xam ne tey ku toogoon ba bëgg a féexlu yow ak sa njaboot mun nga dem doxantu fa mu dem ay espace vert ñu gazonné ko am ay restaurant am ay pour vraiment cadre de vie amul Ziguinchor loolu posé na problème kon cadre de vie amul jardin public amul parc d'attraction amul dara foo xam ne fu Ziguinchor waa mun a génn day féexlu la moo tax 31 décembre bi may circuler ci guddi gi biir Ziguinchor xale yi ci rond-point yi dañuy dem rond-point fa la ñuy dem fa la ñuy obligé minuit ñu taal seen pétard parce que amul benn espace public bu ñu aménagé Ziguinchor te pourtant fa ñu def meeting keroog am na journaliste bu ko posé question muy Kandialam waaye fi ñu def meeting barki démb Lindiane ay espace yu extraordinaire yoo xam ne commune bi waroon na ko aménager nga xam ne dina am aire de jeu moderne am des espaces de récréation am leneen ak leneen loolu amul Ziguinchor kon kooku problème am na pourtant du jafee def parce que Ziguinchor am na loo xam boo ko fi defoon juróomi weer au moins doo arrosé bu dee ndox moo cher juróomi weer xanaa tondeuse ngay yor rek di dagg ay gazon ak di defaraat garab mais doo arrosé parce que li mu fiy taw bëri na mais amul benn place boo xam ne mun nañ fi noyyee mun nañ fi féexlu pour une commune comme Ziguinchor ça pose problème kon cadre de vie dafa am solo cadre de vie loolu la waaye cadre de vie assainissement la tamit parce que Ziguinchor dafa développé diggante 1976 ak léegi population Ziguinchor dafa multiplier par 4 virgule quelque chose dafa c'est-à-dire dafa am une évolution de 4,7% par année alors que moyenne nationale bi c'est 3,5%
li ko andi bëri na bokk na ci jafe-jafe yi am ci région bi ba ñu bëri bàyyi seen dëkk ñëw Ziguinchor bokk na ci également que dëkk boo gis ñun xam nañ ni taux de natalité Afrique moo ëpp taux de mortalité population bi day gën a yokku ci jamono jooju superficie dëkk bi yokkuwul lu bëri nit ñi ñëw nag fi ñuy tuddee zone non aedificandi tubaab dafa wuteeg ñun torop bu daan defar tubaab bi muy defar Ziguinchor dafa jël ay bërëb ne fii du dëkkuwaay nit waru faa dëkk ku lire les documents de 1957 1942 ak yu demee noonu yi ko gën a sori sax di nga gis ni tubaab bi dafa ne woon Ziguinchor dafa am lu ñuy wax les plateaux mooy partie yi nekk ci kaw mu ngay commencé Escale benn partie bu ndaw ci Santhiaba Bukot yépp juróomi Bukot yépp ba noo ñëwee Néma mu ne fii nit mun na fee dëkk parce que mooy partie yi nekk ci kaw mu jël yeneen partie nag ne partie yi du dëkkuwaay parce que loolu la tubaab di woowee bas fond mooy dafa xóot fi mu ne Kandialang benn côté Kandialang bopp benn côté Lindiane bi benn côté Santhiaba bi Ndiéfaye benn côté Colobane bi yépp mu ne lii ay bas fond la mën nañ fa bay ceeb mën nañ fa def maraîchage waaye du dëkkuwaay waaye ñi ñëw comme amuñu woon pexe dañoo dem dëkk foofu loolu tey dafa yokk problème mu assainissement Ziguinchor parce que ñun bi ñuy nekk xale fii li mu doon taw gëma ni mi ngi koy taw jamono ji mais musuñu am problème inondation mais léegi dañuy am problème inondation à Ziguinchor lii moo ko andi réseau bi doy na waar matul néew na te lañ ca war a def pour di ko entretenir di ko nettoyer li ci gën a garaaw mooy sooy circuler Ziguinchor li lay gën a frappé mooy les canaux à ciel ouvert Ziguinchor yëpp c'est des canaux à ciel ouvert canal à ciel ouvert nag dafa boole ñaar danger la pour population bi parce que taw yi ni mu fooree fii xale bu ndaw bu daanu ci canal jamono taw kooku ñàkk nañ ko donc danger la mag sax ak lëndëm gi am Ziguinchor mun na juum ne këlëb ci biir waaye beneen problème bi mooy canal à ciel ouvert dafa jafe entretenir parce que ku yarul sa mbalit ñëw sotti ku am lu dee nga ñëw sànni mu boucher canaux yi nag donc problème assainissement problème voirie mooy tali yi dëgg yàlla sooy daw ci yenn côté yi Ziguinchor man su ma ñëwee damay bàyyi ba guddi rek ma jël sama gars yi ne leen nañu circuler nga dem ci yenn quartier Ziguinchor yi mais da ngay dem fu bëri da ngay dem xam ni fii sa oto mënu fee jaar te pourtant bàyyi nañu boulevard bu mag boo xam ne ku ko aménagé woon tey am lu rëy loolu it problème la fii ci Ziguinchor kon cadre de vie bi manqué na suuf si niñ koy gérer doy na waar ndax dagg beeg jaay bi bëri na fi parce que démb ñu ngi woon Jaabiir dégg ngeen population Jaabiir noonu la amee Kanteen noonu la amee nu mu tuddati jibook même ñu ngi signalé problème jëriñoo waxuma nag poche yi liñ naan ay poche am na poche la ñuy bañ a dégg di dagg rek di jaay te ñu koy def ñu waa municipalité bi la kon problème foncier yi bëri na te loolu day impacté ci cadre de vie ndax espace bu ñu bàyyi woon pour ñu mën koo aménager non seulement yow mi ko war a aménager defoo ko mais nga wëlbati ko di ko dagg di ko jaay pour am ay millions yoo demee politique loolu problème la te dinañ ko leeral nag wax naa ko du ay menace nag waaye li ma wax ci Macky Sall laay wax fii rek ku ne jox leen ma ba ñu jox la boo gérer ba pare da nga war a rendre compte loolu la ñuy wax reddition de compte du lu ñu personnaliser du lu ñuy ut ku ñu tëj wala rek mais ku gérer ba mu jeex Ousmane Sonko bis bu gérer ba jóge fa nee naa def naa 15 ans impôt ma pare dem leen impôt su ngeen gisee fukki dërëm mu fu mus a jël tëj leen ma kaso loolu mooy responsabilité mais jël def la neex après dem toog ne waaw ñun ñëpp ay mbokk lañu nañu suturalante loolu moom mënul am. alors wax naa it ci li nga xam ne mooy infrastructure yi nga xam ne nit ñi dañ koy soxla
Ziguinchor pour nga gis fi stade pourtant am nañu ay stades municipaux ay yu daan fooy ñun bu ñu nekk xale fii Néba am na fële ville am na mais stade yooyu tey soo fa rombee dafa mel ni sax parce que am na ay jamono Sénégal 92 defaroon nañu fii ba gazonné ko mais tey soo fa rombee soo duggee ci biir da nga yéemu te nag ay ndaw population boo xam ne 64% bi ay ndaw lañu da nga leen defal espace yu ñu mun a défoulé wu espace yu ñu mun a amee possibilité parce que ñu défulewul ci noonu rek dem defi sport féexal seen yaram mais def ko dans de bonnes conditions dañ défulewul ci neneen nu gën a bon tey ku xam Casamance xam ni ci wàllu sport la gëmmu ni waxuma la Sénégal de waxuma la Afrique waaye àdduna gëmmu ni am na ku ñu ëpp potentiel talent ngi fi yàlla may na nag ci suñu xeetu constitution ak ni nit lekk yi ñuy lekk wax dëgg yàlla physique a ngi fi kon tey soo mettre les conditions minimales rek di nga am des sportifs de renommée mondiale dans toutes les disciplines waxuma football kese de football arts martiaux yi natation leneen ak leneen cyclisme yeneen ak yeneen dinañ fi am léegi des champions yu xam ne dinañu àndil Sénégal satisfaction bu ñu musuta am loolu it am na lu ñu ci wax lu bëri ci programme bi ci réhabilitation de ces espaces là pour que jeunes yi mun a am yooyu cadre secteur culture bi wax nañ ci lu bëree bëri ndax xam nañ seen jàmbat te fii zone culturelle la nag diversité culturelle bi am fii ak diversité folklorique bi am fii mais amul fenn waxuma la Sénégal Afrique amul fenn boo àndeek booy yi def caravane en 30 minutes mun nañ la génneel un répertoire de 10 chansons en 3 ou 4 langues différentes te ñépp koy boole wéyandoo loolu fan la am Sénégal amul fenn donc li fi am exploité wuñu ko te il est temps qu'on l'exploite nag mu bañ a doon rek daje door jamono ak yooyu mais ñu fexe ba mu am lu mu jural nit ñi ciy liggéey waaye lu mu jural aussi la commune lu mu jural la région moo tax su may wax ci partie innovation bi bu ñuy wax métaverse ci partie innovation bi culture moo taxoon moo nekk au début à la fin su ma nee culture nag même les sites culturels ak géographie yi ñu am da ciy dugg ndax soo seetee diggante Cap Skirring ba Kafountine les plus belles plages d'Afrique foofu la nekk kon potentiel bi rëy na soo xoolee suñu forêt yi c'est extraordinaire te loolu yëpp mën nañ ko rentabiliser en utilisant l'outil informatique dinaa ci ñëwaat léegi ñu wax damay tënk rek nag gudd na sax déjà loolu tënk mais deuxième partie bi dañu proposer li ñu wax le mandat de développement territorial de la Casamance mandat boobu nag man moo ma ëppal solo sax programme communal bi parce que mandat boobu moo ñuy yóbbu ci première phase mooy éradiquer définitivement l'extrême pauvreté dama ne gàcce la ñu ne ma Casamance 5 régions yi gën a pauvre ci Sénégal su ñu nee pauvre nag du pauvreté ci potentiel ndax ñoo ëpp potentiel ci Sénégal mais population yi seen niveau de revenu néew na néewaay boo xam ne seen jafe-jafe ci satisfaire leurs besoins primaires egg na foo xam ne bu ñuy def classement bi Kédougou mooy numéro 1 Sédhiou di numéro 2 Kolda di numéro 4 Ziguinchor di numéro 5 mooy li ñu ne un mendiant assis sur un sac d'or loolu mooy débat bi loolu nag dañ ci war a génn donc mandat de développement territorial bi premier niveau mooy éradiquer l'extrême pauvreté xam naa nag sama gars yi programme bi da leen a bett da leen a assommé moo tax ñu bëgg a agrippé wu ci benn élément bu ndaw boo xam ne loolu